mais bu ñu tolloo ci waxtu bi nag dañuy waxtaanee comme économie tey nag comme couleur bi nga andi on va parler de l'eau. Oui. Ndox la ñuy waxtaanee actualité ndox nag fii ci Sénégal dafa nekk actualité boo xam ne à chaque fois ay complaintes lay doon maanaam amuñu ndox robinet yi tëj na qualité ndox mi et pourtant le pays est bien arrosé lan mooy problème bi. balaa loolu maa ngi am mbégte di dellu si waat alarba te di maanaam bésu xaalis. bésu koppor. koppor dina tuuru ci réew mi incha allah. amiin waaw solo bi ndox am man sax maa ngi koy mandargal ci yére bi ma sol yow tamit yaa ngi koy mandargal. ndax yére bi nga sol ak sa fond de scène bi nekk sa ginnaaw. moom lu ñuy wax loolu la ndox am na solo ci nit. nañu toog benn seconde rek ñu xalaat ni ndax suñu dund mun na sotti te ndox amul kon nag ñu war sàmm ndox ñu war ko jox gëddaam. gis nga Sénégal yàlla baaxee na ko lu bari waaye ndox la ko yàlla gën a baaxee parce que amul fenn fa Sénégal te ndox amu fa amul day nekk kay xëy na ndox mi ci suuf la nekk wala mu sori wala mu xóot mais lu ci mënti nekk quand même ndox na loolu nag moo xaw a yéeme parce que am na ñi nga xam ne ñii ñoom jafe na ci ñoom pour ñu am ndox te pourtant ndox mi fi muy gën a yombee ci ñenn ñi fa muy jógee moo jege ñi ko ñàkk paradoxe boobu Sénégalais yi il faut ñu régler ko te gis nga constitution bi dafa wax ci benn baatam ne les ressources naturelles du pays appartiennent au peuple gis nga loolu baat bi nga xam ne bi Sénégalais bu nekk daf ko war a solo temps yi boo ko seetloo am na ñi nga xam ne ñi nee nañu lu tax ndox mi jógee Lac de Guiers di leen romb nii di dem Dakar moom njàmbur lu jógee dafa la cosaanoo discrimination quelque part ou en tout cas il y a une injustice par rapport à l'accès aux ressources naturelles te loolu waa Ndakaaru rek waruñ toog di ne ñàkk nañu ndox nañu génn takk brassard rouge génn ci mbedd yi jël ay baignoire di tëgg di fëgg am na ñi nga xam ne ñii mais fa ndox mi di jógee mais ñoom ñoo ko jegee normalement en bonne équité installation yi bu ñu leen tegee ba pare waroon nañu xool ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo wër la source d'approvisionnement de l'eau ñoo ko waroon a wër waa Kër Massar yëpp ñoo waroon ñaanj ni ñoo sama mais ñoom dañoo tumuranke ci loolu dañoo ñàkk ndox ba pare aussi Dakar tamit ñàkk ndox lu tax ñaar benn installation yi fa ndox mi di jóge dafa sori mais ñaar bu ñëwee ba fii tamit pour ñu wasaare ko ba ñëpp jot ci dafa xaw jafe parce que ñi ñëpp bokkuñu dimension quartier yi ñu dëkk am na ñi nga xam ne dañu nekk en hauteur en élévation donc il faut mu am ay installation yi nga xam ne ñooy propulser ndox mi mu yegg ci ñoom am na ñi nga xam ne aussi en contrebas lañu nekk te loolu tamit peut-être yeneen installation la laaj pour peut-être bon ñoom it ndox mi war a wàcc ci ñoom am na ñi nga xam ne aussi peut-être installation yi ñu am installation yu yàgg la ci temps au Blaise nga xam ne war nañu leen yeesalaat mais yeesalaat bi tamit dafa poser problème ci ñoom parce que jumtuwaay yu bees la war a laaj te yooyu aussi infrastructure yu am solo la mais yu coûté xaalis la dañoo cher ba nga xam ne donc mbir mi cartographie la laaj pour ñu xoolaat réseau national de distribution de l'eau bi naka lañ koy war a mën a peut-être bon tëggaatee ba nga xam ne ku nekk fa nga nekk ndox war la fa mën a nekk wala en tout cas waratu la jafe te du ñun rek ñun nit ñi mais jur gi tamit ci la bokk. dañu war a naan. jur gi ci la bokk àll bi ci la bokk gàncax gi ci la bokk gis nga am na dëkk comme par exemple Éthiopie dañuy roose sax gàncax gi léeg-léeg xam nga fu ñuy jëlee ndox mi yàquñ ko de ndox mi ñu jëriñoo ba pare dañ koy retraité waat joxaat ko beneen vie ñu delloo ko nag ci gàncax gi kon nga gis ne ndox même bu foogoo ne dem nga ba nga foog ne ndox mi yàqu na wala ndox mi amatul njëriñ am na yeneen mécanisme yi nga xam ne yeneen ingénieur ñoo koy liggéey pour ndox mi par exemple amaat beneen solo ñu delloowaat ko fi ñu ko delloo mën na raxas ay kër mën na raxas ay machine mën nañ ko ay garab yu nekk ci àll bi nga xam ne peut-être bon dañoo xaw a tuumaranke tuuti ci ndox ak leneen nga xam ne peut-être war nañ ci mën a génn mais ñun da ngay gis robinet di xel suba ngoon kenn du ko faale yàq baaxul te fa ndox mi balee ña fa dëkk amuñu ndox mu njëkk si ba Dakar donc war koy yàq war nga xalaat noonu même ndoxu climatiseur yi nga xam ne mën nañ ko utiliser mën nañ ko récupérer waat ba pare nag on s'ama léegi ñu jëm ci benn fête bi nga xam ne bi fête bi dafa méngoog ndox ci la ñu war di enfin ci la Sénégal yi di gën a utiliser ndox muy la fête de la Tabaski dañuy raxas dañuy fóot dañuy sang dañuy fobeer yépp ndox la ñuy utiliser te léeg-léeg
ndox mi ñu utiliser ci yenn travaux domestiques yi mais mooy ndox mi nga xam ne par exemple moom moo gën a sell pour ñun ñu koy naan. kon waroon nañu seppi ndox bi nga xam ne moom la askan bi di jëriñoo pour di ko naan de beneen ndox mi nga xam ne peut-être bon waroon na am beneen canal de distribution buy permettre nit ñi mais nga duy ndox ñëw raxas say karaw mais bu dee par exemple bi ngay raxas say karaw moom ngay naanee nga war a xam ne peut-être ñun quelque part ñun suñu jëf dafa tagga tombé. Pourtant la qualité également nit ñi ñu ngi ciy am xel ñaar Pape Aliou Sarr ndox mi di jóge Lac de Guiers traversé ay dëkkaan yu bëri doog a yegg si Dakar pourtant ñooñu am nañ jafe-jafe ci jot ci ndox mi lay. mais directement li ñu wax na léegi une injustice boo xam ne si ñu nekk ci Kër Momar Sarr village qui environne Kër Momar Sarr mënu ci am yaa ngi jox léegi image yu climatiseur ndox mi di toog ñu koy xeeb mais l'agriculture goutte à goutte noonu lañ ko créer parce que bu ñu demee ci côté désert bi amuñu woon ndox ñu fexe ba créer une agriculture boo xam ci goutte à goutte benn toq rek fexe ba benn terre bi daal di am benn meññeef te défi monde bi un des défis majeurs du monde ce sera la maîtrise de l'eau. N'oublions pas que la guerre entre la Palestine et l'Israël le fondement même c'est la maîtrise de l'eau. Il y a le barrage de l'Éthiopie ñu ngi xool nan la ñuy xoolee ñu ko wóot parce que ndox dafa am solo Sénégal nag ñun dañoo may lépp mais malheureusement ndox mi sax day dem ba yàq parce que ñi def agriculture dans le Sine Saloum ñi ngi naan ndox mi daa bëri xorom day yàq seen agriculture parce que mënu ñoo fexe sax ba def benn des usines de dessalement permettre de arroser agriculture ba pare nañ ko jëfandikoo. Il y a une usine de dessalement fii nii ci Mamel mais ñi ngi xaar matérialisation mais Dakar su fekkee ni ñoo gën a fës suñu manqué ndox mais il y a tellement de villages qui n'ont pas d'eau potable mooy eau boo xam si mën nga ko jëfandikoo bañ jox ay jafe-jafe maladie. war nañoo nekk dans une démarche de maîtrise de l'eau ñu ngi ba léegi les structures qui sont là et on le répète ba léegi seen dif ñu ngi xaar et je vais nommer mooy OFOR mooy Aquatech mooy Sen'Eau également ba léegi nekk guñ ci l'approvisionnement en eau ba ñëpp kontaan te yaakaar naa ni loolu nekk na ay jafe-jafe Sénégal moom. non parfaitement Sénégal ndox mi am na naam te loolu kenn warante tugu mais li mu wax léegi am na ci solo ndax ndox buñ ko duyee ba pare rek war nañ ko liggéeywaat ba nga xam ne peut-être bon doomu aadama yi war nañ ko mën a jëriñoo mais gis nga ci àll bi ñu ci bëri peut-être bon ñoom ak jur gi ñoom ñooy naandoo même ndox mi amul benn distinction te loolu baaxul foofu déjà inéquité wala injustice am na fa jur gi ci boppam sax dañ ko war a retraiter ndoxam pour que peut-être moom it bu ko naanee moom mën a ko amal njëriñ parce que tôt ou tard aussi la finalité mooy que jur gi tamit dañ ciy baaxoo. dañ koy baaxee parce que di ci lekk di ci mais gis nga li ma waxoon sànq ne que ndox constitution bi nag fa jagle ne réew ma ko moom askan wee ko moom kon lu ci waay di def rek na ci sóoraale askan wi lu ci waay di def muy gouvernement muy pouvoir public muy secteur privé muy peut-être usager muy ñeneen ak ñeneen ku ci nekk peut-être moom dañ ko war a xool ñu xool saytu xam waa Tambacounda ban quantité lañ soxla ci ndox ak aussi bu ñu soxlaa quantité boobu fan lañ ko war a mën a jëlee bu ñu rëddee Sénégal ñu xool am nañ benn fleuve bu jógee ci suuf Casamance am na beneen bu jógee peut-être bon Gambie am na beneen bu jógee bu war a mën a jógee sax ba fleuve Sénégal yooyu yëpp peut-être boobu bu ñu ñoddee ndox mu fa ne donc Tambacounda war na am ndoxam moom ci li ñu ko jagleel ñu xool beneen région aussi ne ko noonu ainsi de suite ba nga xam ne peut-être bon dañuy résorber déficit yëpp bu ñu résorber déficit léegi nag ñu jublu ci mbéy mi ñu ne am na mbéyum noor ak aussi mbéyum nawet ñaar yooyu am na mais aussi am na culture de contre-saison culture de contre-saison yi peut-être maraîchage bi wala yeneen yi mën nañ xool fan la ñu war a mën a jël aussi ndox ñuy jox ñooñu tamit ñu am recueillir l'eau de pluie parce que y avait ce qu'on appelait ici les vallées fossiles c'était ça son rôle les vallées fossiles maanaam moo doon xool bu njëkk ba cosaan bu tawoon bu musaan taw ba pare fan la ndox mi di dem dans le Ferlo amoon na ay espace yoo xam ne par exemple foofu la ñu la déeg déeg mooy là où le bassin justement se repose amoon ay déeg am ay dex am ay séyaan yooyu yëpp amoon na ci Sénégal ba tey sax am na mais yenn yi dañ leen a perturbé parce que seen yoon dañoo fel yoon yi am ay dëkkuwaay wala ñu créé ci ay infrastructures yoo xam ne ba ñu tëgg infrastructure yooyu laajuñu peut-être bon au moins les spécialistes de l'hydrologie yan circuit la ndox di jël parce que circuit aussi peut-être bon boo ko tracé ba pare nga bàyyi ko foofu nga ne lii yoon la après nag yow nga xool sa infrastructure bu ñëwee ba ci yoon nag ndax da koy tegge wala ndax da koy supprimer donc yooyu yëpp dafa laaj une interdisciplinarité entre les différents secteurs d'activité ba nga xam ne lu ci nekk
ñu bàyyil ko ña ko yelloo mais ñu bàyyil ko aussi ñi nga xam ne peut-être ñoo ci gën a xaj donc ndox dafa am stratégie parce que wax na ko sànq ne israéliens ak palestiniens peut-être bon fondement ci seen conflit xëy na loolu la mais gis nga àdduna léegi bi ñëpp nee nañu taxaw seetlukat yi neex nañu le prochain enjeu des conflits ndox lay doon. la guerre de l'eau la guerre de l'eau surtout l'eau qui est à la frontière d'un certain nombre de pays. te nga xam ne ñëpp ko koy xëccoo. d'accord mu nekk lu am solo mu dafa nekk également droit de l'homme donc bu ñu seetee am na yenn ak yelleef yu mel ni accès à l'eau potable yenn ci dëkk yi ñu ngi koy salfaañee parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau mais li gën a soxal ñi mooy accès à l'eau dafa am jafe-jafe dañuy am coupure des fois ñu ne y a des travaux n'empêche bu ñu ñëwee facture bi jéggi dayu ba jaaxal ñu est-ce que mën nga ñu expliquer un petit peu naka la ñuy calculer coût bi ci volume robinet yi maanaam man bu ma ibbee naka lay société bi may jox ndox naka lay calculer ba chaque mois chaque 2 mois mu andil ma facture ne ma lii laa consommé parce que loolu également mu ngi préoccuper les Sénégalais malgré les coupures les factures restent chères. oui xam nga mbirum ndox saytukat yi dañ ci war a waxtaanee mais en même temps aussi ñu jël ko peut-être ñi nga xam ne ñoom ñooy jël ñoo ndox gis nga ndox fi nga koy jëlee déjà am na benn investissement boo fa war a def pour ñoddi ndox mi. pour xëcc ko mu ñëw. boo ko indee ba pare tamit nga war ko traiter mu nekkaat eau potable boobu nag moom ngay servir ñi nga xam ne nii peut-être moom la ñu soxla donc gis nga ñaari activités yooyu rek de production de l'eau ak dafa am investissement boo ciy def boo ci defee investissement boobu nag maintenant au bout du bout c'est-à-dire fi ndox mi génne ci robinet bi war nga mën a calculer le mètre cube. encore que le mètre cube c'est 1000 litres mètre cube bi ñaata la war a mën a jar. mais ki koy def rek mooy xool ne investir na temps mètre cube bi lii la war a jar déedéet parce que am na yeneen kuréel yi nga xam ne aussi peut-être ci diggante bi war nañ ci intervenir maanaam les pouvoirs publics les pouvoirs municipaux les conseils départementaux ku ci nekk war nga indi sa xalaat ne man de ndagam yëf yi traversé na sama zone man tamit peut-être bon taxe bi laa ci teg keneen ne peut-être bon man redevance bi laa ci teg mais loolu yëpp nag bu ñu ko tegee ba pare nguur gi nag ndagam moom moo yilif ñëpp moo yore parapluie bi moom tamit day xool li yenu maanaa ak aussi koppar bi nekk ci poosu xaaj gañ parce que paysans yi ils n'ont pas les mêmes revenus que peut-être ñi nga xam ne ñii c'est des fonctionnaires ñu nekk dans la ville wala ñu yeneen secteur d'activité yi donc ñooñu ñëpp dañ leen di boole ci li ñuy wax le fixing du prix c'est-à-dire que ñëpp ko war a saytuwaat xool ko ñu ne peut-être aussi population bi ku ci nekk ñaata litre ngay consommer par jour loolu tam am na solo nee nañu peut-être bon ay France wala ay Angleterre ku nekk par jour 50 litres ba 100 litres ngay fa consommer mais ñu ne ci pays yi nga xam ne par exemple dañoo néew doole comme suñu pays yi peut-être que entre 20 et 25 30 35 litres par jour mais ba tey bu fekkee ne ñun xool nañu suñu biir rek 35 litres ñu koy consommer par jour nañu xool ndax ëpp na wala doyul mais ñun ñoo ko war a xoolaat suñu bopp parce que foo consommer 35 litres te nga bàyyi sa robinet aussi di xelli kenn xamul aussi ñaata litres mooy dem foofu di yàqu par conséquent bu ñu fixer prix bi war nañ ci boole yu ci bëree pour déterminer prix bi mais tey ñu ngi koy jàpp entre 2350 ak 2528 pour le mètre cube d'eau mais ba tey am seer na ci ñenn ñi kon nag dafa war a am peut-être li ñuy wax subvention bu état bi di war a indi pour peut-être néewal prix bi ci ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo néew doole wala boog ñu xool ñi nga xam ne ñoo ŋànk yenn kuréel yi te li ñuy gagné ci xaalis bëri na ñu leen di taxer pour peut-être financer aussi les infrastructures ci eau loolu yëpp nag xalaat moo koy indi loolu yëpp aussi wecc xalaat moo koy mën a jëfee ba ñu am un prix décent nga xam ne aussi peut-être bon dina répondre ci les principes généraux yi nga xam ne kuréel yu mag yi teg nañ ko mais ba nga xam ne ndox kenn du ko ñàkk te c'est important parce que quand même ngay gis léeg-léeg lu waral ñàkk yooyu pour question bi lu tax mën ñoo fexe ba am ndox mais loolu mooy alkali gi loolu mooy alkali gi normalement bu ñu defee tracé bi xool rëdd bi ne ndox mi fii la war a mën a jaar balaa muy yàgg ci ñenn ñi ko soxla mais au moins ñi muy romb tamit na leen jox parce que benn boo leen joxee di nga régler un problème d'accès à l'eau mais en même temps aussi bu ñu régler problème d'accès à l'eau bi peut-être bon maintenant accessoirement dinañ aussi am liggéey bi ñu ci liggéey pour maintenir peut-être seen activité rurale ou agricole ci seen zone et puis dina wàññi aussi peut-être paccaxoo bi ci Ndakaaru parce que y a des populations yi nga xam ne dañoo ñëw agrégé wu ci Ndakaaru mais parce que defuñu benn infrastructure bu leen di retenir ci seen gox donc bu ñu daan def yenn infrastructure ñu retenir ko foofu maanaam ñu am de l'eau ñu am du maraîchage en même temps aussi peut-être moom bu ñu bayee ba pare aussi ñu war a mën a am écoulement c'est important gis nga démb ba tey rajo mu ngi wax ne oignon bi
gars yi ok joxoon nañ leen semence joxoon nañ leen ay intrants béy nañu am nañu oignon mais léegi nag amul kenn kuy ñëw pour neel oignon bi jënd nañ ko wala ñu ngi koy écouler ci yenn marché yi te pourtant c'est à la veille de la fête de Tabaski où il y a une forte demande justement d'oignon c'est un paradoxe donc nit ñi béy nañu góob nañu mais mënuñu par exemple maintenant écouler kii bi nag c'est quoi parce qu'il y a un déficit d'organisation à tous les échelons où il faut écouler certains produits venant du marché. Et c'est vraiment dommage après conséquences yi dañ koy gis ci biir réew mi ñu ngi lay jaajëfal bu baax monsieur Mamadou Ndiaye ci rubrique économie à mercredi bu jot fii ci Tok Sénégal enveloppe yi ñëw na wala ñëwagul. ñu ngi ci yoon bi. je pense que tabaski bi. une semaine dina jolle. on est à une semaine exactement. non tabaski bi dina jolle. d'accord jaajëf dañuy jàll ci leneen wérgu yaram la ñuy tëjee tey ànd ci Aminata Ndong rubrique santé tey dafay waxtaanee ci poliomyélite. Tok Sénégal. effectivement jamono yi passé dañoo nemmeeku woon ay kaaw polio yooyu xool polio fi mu nekk si li ñuy wax éradication maanaam phase finale éradication maanaam li mujj ci li nga xam ne mooy éradication maanaam ñu jëlee polio ci àddina bi donc ci cas boobu dañuy non seulement dañuy def surveillance li ñuy wax paralysie flasque aiguë mooy xale yi nga xam ne dañuy jékki-jékki rek lafañ du ñu mën a dox mais aussi dañuy def li ñuy wax surveillance environnementale maanaam di xool ci jaww ji aussi ndax doomu jàngoro bi mi ngi ci wala nekku ci donc ci loolu lañ njëkk a gis doomu jàngoro bi ci Cambérène ci jaww ji ci environnement bi maanaam ci station de relèvement des eaux usées yi ñu gis ne doomu jàngoro bi gis nañ ko foofu biñ ko gisee foofu ñu def investigation Dakar xool mais gisuñu benn xale boo xam ne jàpp nañ ko ci ginnaaw gi nag lañ gis ay xale yoo xam ne aussi jàpp na leen Touba donc bu ñu defee noonu investigation bi ñu gis ne am na fa ay xale et quelque temps après aussi ñu gis ne xaay xaw na yokk foofu donc bi ñu ko defee saytu ko si lañ gis ne doomu jàngoro bi dafa jóge ci yenn dëkk yoo xam ne ñoo ñu jege ñëw dugg Sénégal parce que xamoon nañ ne aussi que pays yooyu depuis presque lu mat juróomi at doomu jàngoro bi mi ngi foofu di wër mais Sénégal ñun yàlla musaloon nañu si. moo tax li ñàkk yi ñu doon def ñu tàmbali woon. actuellement booy xool cas yi nga xam ne ci xale yi la pratiquement 12 cas fukki cas ak juróom-ñaar mais depuis presque 1 mois et demi depuis gisatuñu beneen cas bu bees donc boo gisee région de Diourbel bi nga xam ne foofu lañ njëkk a commencé donc ci mois de mai bi si lañ di commencé woon def li ñuy wax riposte bi ak vaccin bi nga xam ne polio bi ñuy injectable bi polio inactivé bi donc bi ñu paree foofu nag dañ koy yaatal ci Sénégal yëpp mooy tax semaine bee passé nga gis ñu doon dabal xale yi ñi nga xam ne nit ñi jotuñu woon jël seen vaccin polio inactivé boobu muy injectable bi ñu recensé leen vacciner leen pour que loolu moo tax ñu arrêté transmission maladie bi yooyu lañ ci teg ba pare continuer si waaye léegi nag li ñuy suñu mbébét mooy ne loolu ñu def noonu mu nekk loo xam ne lu efficace la loo xam ne dina tax affaire mbir mi yem foofu mais su fekkee ne def nañ ko bu baax nit ñi tamit seen doom yi fexe nañ ba ñëpp respecté ñàkk yàlla mën na si def sutura mais su fi loolu amul su fekkee ay dafay gën a yokk tamit il faut ñu defal beneen stratégie mooy comme li ñu amoon habitude di ko def vaccination journée nationale de vaccination ci Sénégal yëpp mais utiliser vaccin bi nga xam ne mooy vaccin bi nga xam ne moom la ñuy toqal 2010 moo doon dernier cas yi donc mën nga fa xam ne presque fukki at ak benn yoo xam ne gisuñu fi woon benn cas. Tok Sénégal. di ko jaajëfal moom Ousseynou Badiane programme élargi de vaccination Aminata Ndong tey poliomyélite la ñuy waxtaanee moom nga andi tey bu ñu ko déggee nag suñu xel dafay xaw a ñaaw ndax xanaa polio dafa dellu si waat nag gisoon nañu am na bokk na sax ci vaccination yu obligatoire yi boo amee doom waa nga dem ñu toqal ko donc bu ñu déggee ñu waxaat polio xanaa dafa am ay yeneen cas yu gis ci réew mi. waaw Ousama kon mu ne woon docteur Ousseynou Badiane ni nga ko waxee yeneen cas dafa amaat ci weeru juin sax atum 2021 ñu tàmbaliwaat campagne de vaccination bi ci diirug ñaari fan 17 18 ak 19 juin kon ñu gis ne lu toll ci 12 cas la ñu nemmeekuwaat ñu gis ne 6 cas gisoon nañ ko Touba benn cas ñu gis ko ca fi nga xamante ne moo di Sokone benn Thiès benn Mbao ak fi nga xamante ne moo di Diourbel ñaari cas ñu nemmeeku ko ca Tivaouane moo waraloon nag programme bi ñu vacciné waat ñi nga xamante ne ñoo di tout tànk yi kon ak polio bi na mu jógaatee Ousama wax nga ko sànq tam xale bu juddoo dañu koy ñàkk dañuy nemmeeku ne buy am 2 mois 4 mois 6 mois
dañuy def li nga xamante ne moo di vaccination polio bi te polio du sax piqûre mais dañuy tokkal. mooy bi may xaar noonu pour corona bi. bu ñu def ko corona bi du piqûre dañuy tokkal aussi dañ koy tollantiwaat xale bi bu amee ci yenn at ci 2 ans je pense ak 4 ans dañuy tollantiwaat vaccination polio bi ñëwaat waral programme bi tam jógaat ngir nag ñu daal di xeex lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu polio mais tamit Ousama xam nga polio ni muy def xale. ni mu koy def ni mu koy faagaagale ak ni nga xamante ne. cër yi lay jàpp voilà ni muy yàqee cëru xale bi. loolu jafe-jafe yooyu moom la ñu bëgg a éviter ba waral ñu lancé waat li nga xamante ne moo di campagne vaccination bi ngir xeex poliomyélite waaye itam ñaaxaat ñi nga xamante ne ñoo di wajur yi surtout yaay yi ñu yóbbu ñi nga xamante ne non yaay ak papa. waa mais xam nga bu ñu nee non xam nga Ousama xale dafa en général dañuy bàyyee xale yaayam moom moo war a jël lu jëm ci wàllu vaccination moom moo ko war a gën a taxawu gën a farlu itam ci li nga xamante ne mooy vaccination xale néew na looy gis papa bu yëkkati doomam di ko yóbbu vaccin loolu nag dañ ko war a inverser tendance bi nag bu amee tamit bu nekkee 100% la bu amee je pense que ay 2% lay ne bëriwul comme ni ko waxee y a une responsabilité parent bi par rapport ak doomam boo juree ba pare il faut nga tenir carnet vaccination bi chaque mois je pense que am na benn vaccination boo war a def ça c'est une responsabilité parentale loolu au moins foog nga amal ko say doom balaa ñuy màgg dem déclarer leen pour ñu am ko juddu mais topp calendrier vaccinal bi chaque mois nga dem yóbbu sa carnet ci l'hôpital bu la gën a jege ñàkkal la say doom loolu kat boo ko defee bu dina màgg am santé cëram yëpp baax du mag naan la yaay yaa fàtte sama benn vaccin ba am maladie bi def nañu ba yenn maladie yu bëri trouvé nañu un vaccin ci ba ngay xale lañ la koy defar ngir nga bañ ko am lu si mel ni ay rougeole ak ñi ni mel responsabilité parent bi monsieur Ndiaye ci par rapport ak santé xale yi loolu lu am solo la man dama mel ni sax kuy génère parce que man dama foog ne polio yi amatul parce que dans les années 80 peut-être même 70 mais doon nañu def ay campagne yu am solo et puis bon ba nga xam ne dugg na ci nit ñi ba des ci ba nga xam ne xale yi defe naa sax réduire woon na voilure ci xale yi nga xam ne peut-être moom loolu daf leen di dab ba pare aussi ñu ko daale ba seen ngiru dund keroog dafa am benn xale bu ma dégg muy wax te feebar yooyu lor ko ba nga xam ne peut-être bon moom il est devenu un handicapé à vie mais muy wax muy ne xoolal ñi ñëpp samay morom la ñu ngi nii di football mais man mënu ma jóg sax pour football ak ñoom donc mën naa leen di teel seen ay yére wala peut-être bon may toog ci fii di garder seen bagage te pourtant daf ko waroon def comme ni xale yooyu mais xëy na ay parents am sàggante rek lor nañ ko léegi nga xam ne moom amul dara lu mu war a mën a def kon parents yi des fois nañuy xool loolu di sentir ni que am na solo ñuy toppatoo seen ay liggéey ak seen ay activités mais nañu bàyyi xel aussi ci xale yi dañu leen bàyyi xel parce que rappel li ma wax ne leen Aminata ci et puis sax nag goutte la ay goutte la ñu leen toxal mais loolu c'est très simple te ça sauve des vies et ça préserve les enfants de certaines maladies handicapantes donc yooyu yëpp defe naa parents yi surtout le couple moo ci war a waxtaan oui je suis d'accord avec Sama couple yi ñoo ci war a waxtaan tey jigéen ji xëy na war na mën a xëy dem feneen mais bu boobaa donc góor ki tamit bu dee dafa toog ci ëttu garab bi rek di waxtaan wala di déglu ay rek war na moom mën na sol dàllam solal xale bi yére et puis yóbbu ko ci kër docteur donc man daal ci li ma ko façon feebar yi war nañ ci gaaw a jóg ba mu génn ci réew mi parce que am nañu capacité bi am nañu ñu ko war a mën a def te am nañ aussi béréb yi ñu koy def yi ñu koy fajee ba nga xam ne kon loolu war na fekk suñu ginnaaw mais Aminata est-ce que jarul aussi ñu leeral parents yi nga xam dañoo am bébé ak contexte sanitaire bi ñu nekk Covid-19 parce que gisoon ne ñi nga xam dañoo am ay fi yenn xeetu feebar yi nga xam ne chaque giir dañu war a am rendez-vous dañu déserté woon les hôpitaux est-ce que jarul tamit ñu ñaax nit ñi ne y a pas de danger même bu fekkee coronavirus am na ñu ngi ci situation pandémie boo amee rendez-vous l'hôpital da nga war a dem parce que médecins yi ñu ngi foofu di la xaar ña fekk corona bi bokk la ñi nga xam ne ñoo war a ñàkk xale yi wala ñoo war a seet ñi am diabète wala ñu am maladie cardiovasculaire. ni nga ko waxee Ousama surtout ak contexte bi ñu nekk gis nañu parents yu bëri ñoom dañoo daal di bàyyi li nga xamante ne mooy dem ñàkk seen doom yi bëri na sax ñoo xamante ne toog nañu diir yoo xam ne dañoo tardé seen vaccination doom li nga waxee aussi mooy que ni ñiy ñàkk ak ñiy faj corona bi du benn parfois sax bërëb bi nga
xamante ne moom la ñuy fajee corona bi ak fi nga xamante ne moom la ñuy ñàkkee xale yi c'est pas la même chose ñàkk mën nga dem ci centre de santé yóbbu sa doom mu ñu ñàkk ko ci loo xamante ne doo fay dara aussi poliomyélite bokk na ci programme élargi vaccination yi nga xamante ne dañ koy def ci yenn diir yoo xamante ne xale bi du fay dara lu ci mel ni polio lu ci mel ni feebar bi nga xamante ne moo di rougeole fièvre jaune yooyu yëpp dañ koy ñàkk xale yi ci début bi ci entre 0 ba 1 an wala entre 0 ba bi muy am 2 ans boo yóbbee xale bi dañ koy ñàkk gratuitement am benn jafe-jafe boo xamante ne mën na je pense gàllankoor ki nga xamante ne moo di parent bi pour yóbbu ki nga xamante ne moo di doomam ndax li monsieur Ndiaye wax sànq mooy que ni avenir u xale bi ngay préserver ndax polio nga jël xale bi ni dama koy téye fii ndax corona mi ngi fi corona peut-être mën na ko am wér mais polio bu ko amee ci giiru dundam la koy topp kon da koy paralyser kon ñu ñaaxaat parents yi ñu dem ñàkk seen doom yi contexte bi metti na certes mais nañu jël mesures yi nga xamante ne moom lay protéger ci corona bi booy dem yóbbaale sa gel yow takkal sa masque boo demee nga ñàkk sa doom après nga aar ko ci biiru dundam. gis nga loolu nga ni nga ko laajee sax am na solo sama ndax amoon na fi ay temps dañ daan ruumandaat di ne hôpitaux yi da nga fay dem benn feebar mais boo fay jógee nga indaale yeneen feebar moom yooyu li ñu daan wax ay maladies nosocomiales ba nga xam ne loolu ndeysaan dafa dugg ci médecins yi parce que am naa ci xarit dafa dugg seen ñoom ba affaire bi def na problème ñu koy naxarul nag mais ñoom ci sama bopp dañ toog def benn lël ne effectivement hôpital yi mel tamit jekkul dara hôpital bu amul hygiène bu amul propreté bon da ngay dëkkandoo sax ak mbalit mi wala peut-être bon seen affaire yooyu ñuy faj ñu ay góom yi wala des trucs comme ça nit di ko gis ni jaxaral yooyu yëpp tam aussi day fekk day jur tiitaange ba nga xam ne nag ministres yi bi ñu surtout ministres yi njëkk yi ci santé dañoo toog ba à un moment donné ñu ne léegi war nañu tëggaat la carte sanitaire ñu war a indi peut-être bon yeneen infrastructure de base ñu gën a jege askan wi mooy les centres de santé tey bu foo dem par exemple biir Sénégal di nga gis ay centres de santé yuy capter maintenant les premières manifestations des premières maladies. Poste de santé, centre de santé, case de santé. Et les cases de santé. Donc yooyu peut-être bon day permettre que bon ñu war a mën a sànjaafoo yëf yi ba nga xam ne peut-être bon lu waroon a dal famille wala lu waroon a dal jigéen rapidement bu ko la première infrastructure jëlee en charge rek. proximité bi moo am solo. ba nga xam ne donc avant ngay xam bu njëkk ba dëgg da lay jëm sax ay campagne ngeexoo yooyu nga ne da ngay dem hôpital. mais léegi peut-être bon yooyu yëpp mu ngi commencé wàññeeku ci nit ñi hôpital donc. dañ ko war a jagleel yeneen xeetu feebar mais yii Aminata di sulli nii yooyu moom defe naa les infrastructures de base yi nekk ci régions yi ak ci gox yi ak ci gox-goxaan yi war nañu mën a jël en charge ba nga xam ne jigéen ji war na jóge tam au bout de 15-20 minutes mu dem mais médecins yi tamit bu ñu bàyyi nit ñi di fa tàncaloo parce que voilà loolu tam organisation la laaj un médecin bu toogee ci bureau am famille jigéen ñi di ñëw ànd ak seen i doom defe naa peut-être bon daje bi dafa bëri donc loolu yëpp ci xeetu wàññi rumeur yi. wàññi aussi panique bi wala wàññi tamit soupçon yi. rumeur yooyu ak facilité accès bi pourtant ci vaccination yi dañuy yebal ay ndaw ñi nga xam ne ñooy fëgg ci kër yi di xool tout ak yi pour di leen vacciner mais il y a toujours eu une méfiance par rapport au vaccin nit ñi dañoo ragal vacciner wu nag idée yi ñu leen ci wax yooyu donc méfiance boobu yàgg na ci vaccination bi ñaax bi ne vaccination c'est pour protéger les enfants mais pas pour andi safaan bi Aminata. des idées reçues ñi koy waxee Ousama ci vaccination am na ñoo xamante ne du ñu nangu ñu vacciner seen doom am na ñoo xamante ne judd nañu ba toll nii mosuñoo jël li nga xamante ne moo di vaccination kon sensibilisation foofu la war a gën a nekk Ousama je pense surtout ci lu jëm ci yenn feebar yu mel ni poliomyélite ak rougeole ndax feebar yoo xamante ne man je me dis que ni li muy bàyyil xale bi mu gën a metti bi nga xamante ne dal na ko ñu mën kaa faj certes poliomyélite mën na ndax 10% ci comme téeméer boo jël 10 yi mën nañoo wér ci feebar bi mais doyul ba tey nañu vacciner xale yi nañu dem aar leen ndax vaccination ni ñu koy wax fagaru moo gën faju sama mu ngoog fagaru moo gën faju nañu respecter calendrier vaccinal bi programme élargi de vaccination ñu aar xale ngir suñu màggee ñu bañ ñu joxañkat baaraamu tuba nag une responsabilité parentale la laaj ñàkk say doom ñu lay jaajëfal bu baax Aminata Ndong ci tënkum xibaar yi ak ci rubrique santé bi jaajëfal la bu baax sama Monique Sagna am mbégte nag bokk ak yow plateau bi Tok Tok Sénégal jaajëfal bu baax monsieur Mamadou Ndiaye moom mi andil koppar bi saa su ne fii ci Tok Tok Sénégal di la jaajëfal sama tamit aussi di leen ñaax
merci beaucoup chers téléspectateurs yéen itam dañ leen di remercier 6h30 ba tey yéen a ngi ànd ak ñun ci Tok Tok Sénégal di leen di jox rendez-vous suba même heure même chaîne Tok Tok Sénégal matinal bi wóor waaye suñu fi jógee ci kanam tuuti Billy Borsoba dina ñëw Darki Dépense Lal Basang également ak Aïcha ak Awa Djili ak ñoom ñi nga xamante ne ñooy seen ay rubrique jaa ngeen jëf ba suba incha allah.